Nell'ambita. suñu jógee foofu dañuy ñëwaat ci beneen ñaawteef bi nga xamante ni mi ngi xewee fii ci Sénégal rawatina fii ci Cambérène muy benn bijoutier boo xamante ni mi ngi doon wuyoo turu Ndongo Gueye ginnaaw loolu dañu gis ñu faat ko lëmas ko ci ay sachet en plastique sànni ko foofu ca géeju Cambérène kan moo def loolu nag du kenn ku dul Bass Thiam moom la ñu enquêteurs yi njëkk a soupçonné que moom moo def loolu Bass Thiam tamit doonoon beneen tëgg finalement ginnaaw bi ko enquêteurs yi déggloo depuis boobu ba léegi dafa nié woon les faits jàpp ni que moom rayul kii di Ndongo Gueye mais bi ñu poursuivre enquête bi finalement avoué na crime boobu muy principal succès boobu nga xamante ni jàppoon nañ ko muy Bass Thiam finalement reconnaître na devant le juge d'instruction moom moo faat kii di bijoutier bi di Ndongo Gueye benn suspect donc si la ñu amoon ci affaire boobu muy nié toujours dina deful crime bi mais li xew dellu si na ci aveu yi gën ñëw ci détails yi nga xamante ni lépp indi na ko reconnaître na moom moo étranglé kii di Ndongo Gueye ginnaaw bu mu ko aspergé benn pompe à gaz boo xamante ni moom la ko asphyxié ginnaaw loolu si la reconnaître que bi mu defee crime bi si la sànni téléphone kii di Ndongo Gueye ci plage yu Malibu ginnaaw bu mu abandonné foofu corps bi foofu ca géeju Cambérène après la daw mbëkk benn auto particulier ginnaaw loolu avion yooyu nag biñ ko écroué pour assassinat avec acte de torture et de barbarie et de recel de cadavre jàppale ni que daal kii di Ndongo Gueye ki ko faat di Bass Thiam mi ngi foofu sous mandat de dépôt yoon teg na ko loxo ginnaaw nag kii di Ndongo Gueye suñu sukkandikoo ci information yi ab tëgg la woon boo xamante ni kii di Bass Thiam te moo ko faat daf ko yoraloon xaalis maanaam ci jëndum wàllum or lu toll woon ci fukki million ak benn ginnaaw loolu kii di Bass Thiam si la ko joxoon lu toll ci juróomi million mu des juróom benn million bëccëg nag bi nga xamante ni kii di Ndongo Gueye mi ngi doon génn seen kër di dem fayeeku ju borom dafa tàgg woon benn frère am xamal ni que maa ngi dem kër Bass Thiam jëli ji sama xaalis ndaxte daf ma yoral 6 millions ba mu demee nag boobu ba tey dellu siwul naka la ko kii di Bass Thiam faate ginnaaw Bass Thiam bi ko Ndongo Gueye ñëwee laaj ko xaalisam daf ko pompe à gaz ginnaaw bu mu ko pompé gaz si la ko xoj ko ba kii ñàkk bakkan bi bi mu ñàkkee bakkan bi nag daf ko bàyyi ci biir néeg bi denc ko foofu ginnaaw nag li may wax rek suñu police dañoo xarañ jamono ji téléphone yi nga xamante ni mooy dernière génération yi fépp fu crime nekk wala police bëgg la localiser da lay localiser ginnaaw bu mu ko faatee nag moom fanaan nag Ndongo Gueye ci biir néegam ba noppi ndaxte ginnaaw loolu mënul woon dawal oto dafa dem seeti benn mécanicien mu jàngal ko oto mécanicien bi si la ko yóbbu foofu ca stade Amadou Barry ca Guédiawaye jàngal ko fa oto vite mu commencé mën a dawal donte mokkalul woon si la jël oto bi nag ak téléphone am ak téléphone Ndongo Gueye dem marché Thiaroye bu mu demee marché Thiaroye fa la jëndee ay sachet en plastique yu mu bëggoon dugal kii nga xamante ni faat na ko muy Ndongo Gueye ginnaaw nag policiers yi bi ñu doon tracé dañuy jàpp ne comme kër Bass Thiam la tàggu woon ñu gis ni que téléphone ba Ndongo Gueye bii faatu sonné na foofu ca poste Thiaroye ba noppi sa téléphone Bass Thiam sonné na ci poste Thiaroye ci place boobu mu taxawoon ba ñu ñëwee fekk fa koy jaay sachet plastique enquêteurs yi bañ fa ñëwee ñoom xamal nañu que jaay nañu kii di Bass Thiam ay sachet en plastique ginnaaw loolu bañ ko jaayee sachet en plastique yi si la jël oto bi bu mu jëlee oto bi nag pour ñëw boobu ba tey mu dugal ci kii di Ndongo Gueye bi nga xamante ni faat na ko pour sànni ji ko ginnaaw loolu nag la ñëw ba ci côté Malibu foofu plage yu Malibu bu mu sànni fa téléphone kii di Ndongo Gueye ginnaaw enquêteurs yi aussi bi ñu toppee piste bi ñu jógee Thiaroye gis nañu téléphone Ndongo Gueye sonné na foofu ca plage yu Malibu pas sonné woote maanaam localisé nañ ko foofu ca plage yu Malibu en même temps localisé woon nañu téléphone kii di Bass Thiam ginnaaw bu mu jógee plage yu Malibu bi muy dawal ci yoon bi la mbëkk benn auto particulier comme dawalam mokkul woon mais bu mu ko mbëkkee taxawul dafa continuer di dawal chauffeur particulier bi nag dàqee ko ba waar ko mën a jot si la arrêté oto bi foofu bàyyi fa caabi bi daw dem yoonam ginnaaw particulier bi nag ba mu ñëwee moom xamul woon ni que sax néew mi ngi ci biir oto bi am na ku ñu faat ku ñu fa dugal deful dara lu dul rocci caabi oto bi ak batterie bi dem yoonam ginnaaw nag bi mu déggee coow li ak enquête bi chauffeur particulier bi si la dem def déposition xam na ni ko oto boobu mbëkkoon ko moom moo yeboon kii di néew bii nga xamante ni mooy Ndongo Gueye ci biir loolu la sëru Ndongo Gueye romb oto bi nga xamante ni xamee na ko bi mu ko xamee nag si la ñu ñëw ubbi ale enquêteurs yi bi ñëwee si la ñu fekk néewu kii di Ndongo Gueye mais jàppale ni que daal enquêteurs yi li fépp fu téléphone Ndongo Gueye bi ñu faat localisé téléphone Bass Thiam localisé na fa
téléphone Ndongo Gueye mi ngi mujj localisé wu ci plage Malibu te plage Malibu boobu téléphone kii di Bass Thiam faat ko localisé na ginnaaw nag bañ koy indee ci enquêteurs yi dafa doon nier di nier mais jamono ji ñuy wax avoué na moom moo def crime boobu muy lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni ñëpp ñu ngi koy ñaawlu jamono ji kii di Bass Thiam faat Ndongo Gueye mi ngi sous mandat de dépôt yoon teg na ko loxo. The Lampita.